ñeent fukki simili ak juróom moo bootu ci juróom benn waxtu ci ngoon mbokk yi dal leen jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës ñu fas yéene ko jukki bokk na si nag lu soxal wàllub mbay mi ak li nga xamante ne nag moo di mbébét giñ ci am lu toll ci ñaar fukk ak juróomi ndaw yoo xamante ne nar nañ leen a tàggat ci wàll mi ca noflaay ngir rek ñu mën a sukkandiku waaye itam saafara jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñuy jànkoonteel bokk na ci ñàkkum xëy bi ñu daal di cee indi saafara lépp nag ñu amal ko ci njàppanalu waa ONFP lëkkaloo si ak waa service civique national daan ci ànd ak yéen ci biir xibaar yi ci ni mu gën a yaatoo ba tey ci xibaar yi daañu àddu itam lu soxal réewuk Guinée ak jàngoro bi nga xamante ne moom lañ fay nemmeeku benn bakkenu doomi aadama daal di cay rot ñu jàpp dippee ko fièvre Lassa Sénégal nag directeur bi ñu denk wàllub prévention di wàllum fàggandiku bi moom nag ma ngay dalal xel yi docteur El Hadj Mamadou Ndiaye xam le ne jamono ji nag réewuk Sénégal mi ngay def kéemtalaay kàttanam ngir fagaru ci bile doomu jàngoro kon daañu ko teewlu itam ci nu mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi ci biir xibaar itam leneen lu ñu fas yéene teewlu di sommet Paris lu loole nag ñu daal di koy amal ci réewuk France looluk ñaari fan démb nag la ñu ko daal di tàmbali fukki fan ak juróom-ñaar ci weeruk mai atum 2021 mbébét li nag fexe ba réew yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci dendo Afrique ñu daal di leen sukkaliwaat rawatina lu soxal wàllub koom gi Sénégal am foofe nag ci sommet bi taxawaay gu am solo coowal nag ngir ñu niilal boor bi nga xamante ne réew yi faree ci dendo Afrique moom la ñu ameel waa tugal lépp nag daal nañ ko becc waat ci bile ndaje daañ ci ànd ak suñu correspondant ba ñu teewal ca Paris la France di Abdou Latif Diop mbokk yi daal leen jàmm ci xibaaru marax yi. ñaar fukk ak juróomi ndaw la ñu fas yéene tàggat ci wàllub mbay ngir rek ñu daal di sukkandiku waaye itam indi saafara ci jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñuy jànkoonteel ñeel ñàkkum xëy mi ni ko président de la république Macky Sall digle li ni mel nag ñu koy amalee ca Noflaay ñu koy amal nag di lëkkaloo boo xamante ne mi ngi dox ci diggante waa ONFP ak ñii di waa service civique national ñu teewlu si suñu correspondant ba ñu teewal ca Rufisque Tëngéej di Babacar Seck. programme bi yëngu ci tàggat jaarale ko ci mbay mi ak jikko yu baax ñëpp war koo am te ñu fas yéene koo jagleel junniy xale ci réew mi door nañ ko ci Sangalkam ak ñaar fukk ak juróomi ndaw yu fa dëkk. boo nattee lu ñuy sentu loolu dafa ànd dafa méngool ak li président de la république laajte maanaam ci programme d'urgence bi nga xam ne dafa war a yombal liggéey ndaw yi donc ci loolu lañ nekk. dañoo lal ñun waa service civique national ànd ak ONFP ak ARSM pour yombalal liggéey ndaw Sangalkam bu ñu paree Sangalkam dinañ jublu Bambilor continuer di lawal projet bi ci biir diwaan yi. ngir ndaw ñi man faa génnee ak métier ONFP ci ay pexem dina dajale ndaw ñi ci ferme bu Noflaay bi nga xam ni lépp lu jëm ci wàllu mbay am na fa. soo xoolee ñun suñu formation yëpp bu ñu def formation rek dinañ fa yóbbu benn équipe boo xam ne day def évaluation maanaam il faut ñu natt xale yi pour xool li ñu leen jàngal ndax mën nañ ko la déet te du si bari dañ leen def en pratique dañ lay wan li nga jàngoon yëpp ñu mettre en situation ba nga xam ne dinañ vérifier ne li nga jàngoon mën nga ko. bu ko defee léegi ñun mën nañ la defal des formations complémentaires ci entrepreneuriat ba pare avec les institutions de l'État ñu accompagner leen def leen financement ñu demal seen bopp. waa commune bu Sangalkam wax ni dinañ gunge ndaw ñi buñ paree seen tàggat boobu. projet bii bu ñëwee tey fii ci commune Sangalkam pour encadrer former leen ñu am savoir vivre am savoir être am savoir devenir quelqu'un. vraiment loolu bu ñu ko amee ci suñu commune bi dañuy sant bu baax a baax Sangalkam c'est une zone agricole lépp loo xam ne ñoom dinañ ko soxla la commune est prête à les accompagner incha allah. ci kaddu colonel Henri Diouf tàggatu volontaire u service civique national yi jubluñu si def leen ay soldats waaye dinañ fexe ba lépp lu ndaw war a làmboo ngir jëriñ réewam ñu am ko.
Babacar Seck plateforme numérique bi ñu dippee cadastre pétrolier bu Sénégal daan nañ ko taxawal ci réew mi ba sub tey nag yemook talaata bile plateforme nag mbébétam moo di fexe ba daal di leeral yorin gi jëm ci wàllu pétrole ak lépp loo xamante ne jëm na ci wàllu hydrocarbure ci réew mi ak ci biti réew waaye itam fi nga xamante ne moo di ci dendo Afrique loolu nag la ñu xamle ci ndaje bi nga xamante ne jot nañu ko amal ñeel wàllum pétrole ak gaz ki ñu fa teewaloon di Mame Seynabou Babou. bii les plateformes numériques li ko tax a jóg mooy dëppale ak xarale yi doxalin yi fësal lu jëm ci wàllum pétrole ak gaz ci gis-gisu jëwriñ gi ñu dénk wàllum pétrole. De nouvelles promotions pour Petrosen. Ce cadastre nous permettra de démocratiser davantage l'accès à l'information dans le secteur. cadastre nag dina tax ñu gën a jëmmal kanam xibaar yi ci secteur bi jëm ci wàllum pétrole ak gaz ginnaaw xarala yu bees yi ñu teg ndax nañu def lépp ba nga xam ni askan wi ak àdduna bi yépp jot ci xibaar yi leen soxal. Le monde entier des informations de premier plan correspondantes à leurs besoins. bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ ji yor wàllum pétrole ak gaz projet bii lee dafay dugg ci li tax a jug gouvernement bi maanaam fexe ba jëmal kanam lépp lu takk ci wàllum production. Nous avons 2 projets en phase de développement. Il s'agira de dématérialiser les démarches administratives, d'accéder. dañu nar a teg ay démarches administratives gën a yombalal nit yi données yi ñu soxla te ñuy mën di waxtaan ak ministère te duñu jug fi ñu toog te soxla nañ ko bu baax ci diggante Sénégal ak Mauritanie. Surtout pour traverser entre nos deux pays pour les frontières. mu nekk loo xam ne njiitu ITIE moo ngi koy rafetlu muy Awa Marie Coll Seck. Mais déjà, le fait que vous lanciez aujourd'hui officiellement cette plateforme digitale. li tax ngeen lancé lii di cadastre pétrolier day wane ni Sénégal moo ngi ci yoon bu baax te taxawu na taxawaay bu am solo te dafa nar a nekk lu am solo ci validation Sénégal ci ITIE. Un élément important à mettre dans le panier de cette validation du Sénégal. projet bii lay jubluwaayam mooy taxawu gu leer ni ñuy saytoo titres yi ci wàllum pétrole ak xibaar yu ci takkee. La salle cadastre pétrolier du Sénégal qui a été mise en place. Mame Seynabou Babou ñu wutali ca bët saalumu réew ak Sénégal Ziguinchor foofee nag la ñuy waxtaanee ak tànk yi nga xamante ne waaye MFDC ñu ngi koy dox ñeel tànkub jàmm dellusiwaat sax dàkk ca bët saalumu réew ak Sénégal firnde bi nag di ndaje bi nga xamante ne jot nañu ko amal ca Cap Skirring mu di gulet nag ñuy temmeeku ay pàcc yu bëri foofee nag ñu daal di fay tase ci ab ndaje mi ngi xewee nag ca Cap Skirring na ma leen ko junjee waral nag ñu daal di jox kàddu kii di Ibrahima Gassama taskatu xibaar la Ibrahima Gassama àdduna itam ci doxalin bi nga xamante ne moom la ñuy nemmeeku ci kii di Salif Sadio kàddu yooyu nag mi ngi ko dénk Alassane Samba Diop ci téléphone la. boo xoolee rencontre ndaje yi am ni ñu bëree xëy na xel mën na cee tey da ngay ne rek beneen ndaje la mais nag xam nga ni mbirum Casamance bindoo conflit la bi nga xamante ni xëy na man mënuma ko méngale ak benn ci àdduna gi ndax MFDC xëy na ku nekk boo jógee rek nga ne yaay jiitu wax nga ko Salif Sadio nee na tey moom dong mooy MFDC ku ko bëgg a fekk si nga fekk si même moom du bay lu muy def du fekk si ñeneen ñi ñoom lu ñu yàgg teg comme condition mooy que nañu dajaloo noonu ñëpp dem dajeek nguur gi loolu mooy gàllankoor bu rëy bi nga xamante ni tardel na waxtaan yi war a am diggante MFDC ak nguur gi xëy na yaakaar buñ ci am ci ndaje bi nga xamante ni am na Cap Skirring mooy que am na ay nit yi nga xamante ni guléet ñuy toogandoo ndax dañu doon xoolante rek bët neexooma yooyu nag di yaakaar bu ñu am xëy na beneen yaakaar bi mooy dégg nañu kenn ci njiit yi dina ñu ngi am ay pexe ngir mën a waxtaan ak Salif Sadio xëy na duñu ne dina joxe lu ñu yaakaar wante na xam nga rek dafa mel ni daal néeg bu ñuy tabax la ñu ngi indi ndànk-ndànk di teg ñu ñaan yàlla rek bii yoon nekk lu dëggu ndax daal askan bi soxla na waxtaan am diggante nguur gi ak MFDC.
gannaaw Ziguinchor ñu wutali ca Kaolack la ñu fay waxtaanee di marché central ba fa bâtiment bi nga xamante ne bâtiment benn étage la moom moo fa daal di lakk démb nag ci guddi li ni mel nag ba tey xamaguñu ana lan moo sabab bile lakk foofee nag ca marché central bu Kaolack waaye nag ñi nga xamante ne ñoo di sapeur pompier yi def nañu seen kéemtalaay kàttan ngir fay lakk boobee juróom-benni waxtu la ñu def foofee ca bâtiment ba ngir rek mën a sauver li nga xamante ne jot naa nekk ci bërëb ba capitaine Sada Dia moom nag lañ ciy teewlu moom mooy commandant bu groupement des sapeurs pompiers bu zone numéro 3 mi ngi àddu ci micro Adama Sara. wi weesoo juróom-ñetti simili la ñu alerté ñu ne ñu am na benn feu am na fuy tàkk ci marché central bu Kaolack bi ñu ko waxee nag comme ni ñu ko baaxoo di defee donc automatiquement suñu engins yi dañoo décalé ce qui fait que à minuit 20 premier engin bi déjà yegsi na donc commencé na déjà liggéey bi moom it aussi bu mu yegsee ni mu gisee safara bi tout de suite dafa laajee renfort donc ce qui fait que tout de suite après ñu ñëw wàllu si ko mooy engin bu njëkk ba donc et comme ni ma ko waxee tout à l'heure takk-takk moom bu amee ci marché liñ ci gën a ragal mooy mu law te kon dañ koy sant yàlla quand même bi tàkk-tàkk bi amee ci magasin bi ci bâtiment bi plutôt bi nga xamante ni R+1 la bi nga xamante ni am na ay dépôt yu nekk ci biir à l'étage 5 dépôts am nañ gis nañ ko ci biir ak aussi am na am ngandam magasin ci suuf aussi yoo xamante ni ay produits divers moo ci nekk donc loolu yëpp bu amee yàlla dimbali ñu quand même ñu xeex ak moom lu mot pratiquement juróom benn waxtu donc pour mën cee génn et loolu pour ñu mën ko def il nous a fallu ñu mobiliser quand même fanweer ak juróom yi nga xamante ni sapeur pompier dont ñaari officier man mi ak commandant de compagnie Fatick bi nga xam dafa ñëw renfort xoolee par rapport ak marché en général bu tàkkee nu muy demee donc je crois que yàqu-yàqu yooyu aussi mën nañ ko comprendre parce que mënoon na fay gën a law te bu lawoon peut-être leneen mënoon na fi yàqu surtout que bu ñu xoolee bâtiment bi nu mu bindoo bâtiment bu mag la boo xamante ni dafa nekk ci tali bi mais ci kanam aussi dafa ay cantines yu ko wër donc de part et d'autre te moom ci angle la nekk donc loolu yëpp nekkoon na ay facteurs yoo xamante ni mënoon na tax safara si gën a law mais comme ni nga ko waxee taal vraiment dañ koy sant yàlla sax. ñi nag ñu ne seen liggéey dafa tàggatémbe jamono ji ñoom nag ay dawalkatu taxi lañu nañu joxoñ na baaraamu tuuma nag di ñi nga xamante ne ñoom ñooy def cak-cak jamono ji ndax dawalkatu taxi yooyee bu ñu sukkandikoo ci seen kàddu ñi di waa cak-cak yi nag dañoo wàcc seen liggéey maanaam di yóbbu ay bagages jamono ji nag dañuy yóbbu ñi nga xamante ne ñoo di nit ñi loolee nag indi ay gàllankoor ci seen liggéey ñoom dawalkatu taxi wax waral nag ne ñu doon gisee seen bopp ci seen liggéey. kon giseetuñ ñu noonee seen bopp ci jamono ji nga xamante ne cak-cak yi soob nañ seen loxo di nag yóbbu ci doomi aadama yi Ngor Diouf moo demoon fekki leen ñoom dawalkatu taxi yooyee. gaawaay ak seeni jot bokk ci luy màndargal seeni nekkin lii di moto taxi ñu duppee ko cak-cak seeni bëriwaay ci marché bi di gën a góose ñiy yëngu ci wàllu transport rawatina taximen yi. yàq na suñu liggéey tuuti li commencé kalandoo ak moto cek-cek moom tax na moom suñu liggéey sax yàqu tax na léegi mënatoo dem sax ci benn lu mel ne benn sawarma sax taxaw fa client ñëw jënd si reer si noonu ñi ngi gaare seeni moto client ba day toog këram téléphoné ñu yóbbul ko te cek-cek loolu waral cek-cek yooyu yëpp daal mi ngi ci buuxante bi léegi yóbbootoo kenn mu reere yóbbootoo kenn mu añi da ngay toog sa kër commandé ñu yóbbul loolu. yile moto taxi respecté wuñ benn yoon bu ñu tëral ci wàllu transport rawatina fayuñ benn taxe. da ngaa war a mën code mën a dawal ñu jox la permis de conduire mat nit ñu jox la permis de conduire yaa ngi dégg ne mais peut-être ñu koy jaay comme koy jaay gajji wax dëgg yàlla ñun métti ñun suñu liggéey actuellement métti na trop ñàkk pexe mooy ci ba ak ñàkk xam fu ñu jëm waaw mais nag kenn satisfaire luñ ci dara dafa mel ni ministère des transports amul ci dëkk bi. waaw parce que vraiment bu ñu dee fay suñu pièce complet jël transport complet yor ay responsabilité te mënuñoo liggéey lu ñu war a jël clando yi jël ko client bu ñu war a yóbbu cag-cag yi jël ko wax dëgg yàlla métti na trop. bile concurrence buñ sukkandikoo si Danilo mu jàpp rek ne ku ne war sëkkam rek la mën a lekk. cag-cag bi nag boo gisee moom dañuy jamono day dox te jamono bu dee dox am loo xam ne bi tey mën nga yor benn yóbbante boo xam ne dafa war a tardé bu ko taxi yore day tardé
mais bu dee cag-caga mën naa gaaw érasé wul ma seen liggéey la ñuy def. seeni bëriwaay ci transport bi di gën a góosee ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu taximen seeni mébét du dara lu dul ñu gën a ñoŋal bi le secteur ngir ku nekk mën a liggéey ci jàmm. Ngor Diouf bokk na nag ci ponk yi nga xamante ne ñoo gën a fës ci jotaay gi ñeel nag réewuk Guinée ak doomu jàngoro bi nga xamante ne ñu ngi ko fay nemmeeku dippee ko fièvre Lassa jamono ji benn bakkenu doomi aadama daal dinay rot ndax bile feebar bi nag ñu nemmeeku ko fa ci diiruk weeru mai bi ñu nekk waral nag réewuk Sénégal ñu daal di sampap laaj jagleel ko ki nga xamante ne moo di directeur bu prévention di El Hadj Mamadou Ndiaye ma ngay dalal xel yi jamono ji nag la moo xamle moo di réewuk Sénégal ma ngay def kéemtalaay kàttanam ngir rek daal di fagaru ci abile feebar nga xam ne moom la ñuy nemmeeku ca réew ka Guinée di fièvre Lassa docteur El Hadj Mamadou Ndiaye ñu teewlu ko ci téléphone El Hadj Malick Cissé. fièvre Lassa feebar la entité arbovirus la bokk d'ailleurs maanaam ay xeetu ñoom Ebola ñoom fièvre jaune ci xeet yooyu la bokk xeetu feebar boobu nag day dal nit mais nag mu ngi soxeekoo ci mala yi lu mel ni ay yenn façon jinax yu ñu wooyee mastomie des rongeurs donc genre lépp luy jinax wala xeetu jinax ñi nga xam ne nag bëriwul Sénégal xeetu jinax yooyu aussi dafa bëriwul Sénégal peut-être soo seetee ci littérature dañu wax ne ko façon xeetu jinax yooyu daawoon nañ ko nemmeeku ci région de Kédougou jinax wala rongeur mooy lépp mi nga xam ne lu xaw a nuroo xeet boobu ñooñu suñu feebar bi su leen dalee fi ñuy wàllee nit mooy que maanaam li ñuy génne àll wala li ñuy suñu sawee ci ñamu nit ñi wala et cetera su dee nit ki def ko jël lekkaale ko te koy wàll su ko wàllee nag nit ki boobu lay am fièvre Lassa bi nga xam ne nag day ànd ak yaram bu tàng xaw a mel ni grippe nit ki maux de gorge mooy maanaam xaw a mel ni lu angine et cetera mun na am ay complications mais nag le plus souvent noonu lay manifester feebar boobu donc aussi ma profité pour wax ne que feebar boobu aussi disposition yi nga waxoon yi ñuy wax li Sénégal ñore mooy que surveillance mooy maanaam lépp di nemmeeku ci feebar bu xaw a nuroog feebar boobu rek panoplie de surveillance mooy ci dans le cadre de la surveillance feebar boobu dañ koy nemmeeku toujours à chaque fois que am ñëw xaw a présenter signe maanaam am ay mandarga yu xaw a nuroog moom loolu mooy fièvre Lassa ak noonu lay anamoo Sénégal tamit disposition lay jël mooy renforcement surveillance rek bi ñu doon def bés bu nekk. sommet bu Paris di lël bi nga xamante ne lëluk ñaari fan la ñu ubbi ko démb nag ci altine gi fukki fan ak juróom-ñaar ci weeruk mai ak tey nag talaata gi fukki fan ak juróom-ñett ci weeruk mai atum 2021 kon lël boobee nag ñu fay waxtaanee nees def ba sukkaliwaat réew yi nga xamante ne ñoom ñoo faree ci dendo Afrique rawatina nag lu soxal wàllub koom gi njiitu réew mi Macky Sall mu ngi nag ci boobule ndaje yëkkati faat fa ay kàddu daal di feddaliwaat bëgg-bëgg bi nga xamante ne yëkkati woon na ko fi ñeel lekk ñu daal di niilal bor bi nga xamante ne réewuk Afrique yi ñoom la ñuy yoreel réew yi nga xam ne ñoom ñoo faree ci biti réew Paris la France suñu correspondant ba ñu fa teewal di Abdou Latif Diop. Sénégal mi ngi am taxawaay bu am solo ci sommet de Paris bi am France ñeel waxtaan wi ñu amal ci ëllëgu koom-koomu Afrique kii di président Macky Sall waxaat na ci kanamu bailleur de fonds yi que ne kat moom bëgg-bëggam mooy ñu annuler bor yi nga xam ne réew africain amel nañ ko pays européen ak yenn bailleur de fonds yi leen di financé ndax loolu kat li ko waral mooy pandémie coronavirus bi nga xam ne xaw na leen a sonal ci at mi yépp ci biir discussion yi yépp nag ci première journée bi dirigeants africains yi ñoom ñëpp wane nañ seen solidarité ànd nekk ci ginnaaw kii di président bu Sénégal di Macky Sall Sénégal nag am na soutien kii di France ak Allemagne waaye yenn bailleurs yi nga xam ne comme Banque mondiale FMI ak Club de Paris ñoom kat dañoo teg ay conditions yoo xam ne ni xëy na danañ ko mentionné ci résolution yi suñu paree yenn bailleurs yi d'accord nañ ñenn ñi d'accorduñ waaye nag lépp mi ngi aaju ci waxtaan yi nga xam ne ñu ngi koy wëyal ci biir sommet bi pour une annulation totale bu boru pays africains yi yenn banque privée yi ñoom nanguwuñ annulation totale waaye dañ ne mën nañ ko daggatee pour dimbale leen ñu rembourser ko ci ay anam yu bari ñeneen ñi
d'accord nañ ci ne dañuy annuler une partie ci bor yooyu pour l'Afrique pour que réew yi Afrique yi jéem a améliorer seen taux de croissance bi nga xam ne dafa tuuti lool que ci 3%. Président Macky Sall nag moom mi ngi yaakaar ne suñ ko annuler réewu africain yi dinañ dem ba am 6 à 7% fii ak at waaye suñ continuer ni nga xam ne noonu la débat bi demee mën nañoo am yaakaar ne bailleurs yi kat dañ am déggoo ci seen biir ba lépp liñ ci doon séntu ñu am ko. mu ngoog Abdoulatif Diop suñu correspondant ba ñu teewal ca Paris la France doon dellu si waat ci sommet bu Paris ak teewaay bi nga xamante ne teewaayu président de la République Macky Sall ba ñu fay nemmeeku feddaliwaat nag kàddu yi mu yëkkati woon ngir ñu niilal bor bi nga xamante ne réew yi fare dendoo Afrique amal nañ ko réewu ka tugal yi mu ngoog mbokk yi fi la ñu yëkkatee jotaay gi amoon mbégte dégte leen xibaar yi di wéyandi ci www.emedia.sn.